waaw ñu bàyyi la rek nga présenté wu ak li nga xamante ni moom ngay représenté ci seen association boobu nga waxee la ñu tamit nu mu tudd. maaleykum salaam Ousmane maa ngi lay nuyu di nuyu ku ne ci turam ak santam di rafetlu invitation bi je pense que man maa ngi jiite ab cellule bu ñuy wax COJER bu Mbaling COJER bu Mbaling COJER mën nañoo ne c'est au niveau national parce que COJER moom ku ko dégg rek xam ne mbiru politique la te seen national yàlla def na nag am na ku ko jiitoon Mbaling muy Adama Maroon jiite ko plus de 6 ans di ko remercier moom ak bureau bi fi newoon yëpp ñoom ñoo fi newoon yàlla defee ñoom ñu dem ba seen app jeex ci la ñu falaat ñun ak le nouveau bureau COJER moom koo xam ne structure politique la te it ñëpp la fi nekkal parce que ci développement rek la ñuy dox comme daal loolu mooy COJER si ñu la ko mën a waxee. léegi mën nga ñëw fàttali rek objectif association bi. objectif bi mooy premièrement mooy jàppale le président Macky Sall parce que APR COJER doom la ci APR mais COJER mooy convergence des jeunesses républicaines COJER moo jiite bépp jeune boo xam ne yaa ngi jàppale le président Macky Sall au niveau national loolu nag bi mu amee ci lañ def raison bu nekk am ay COJER dem ba nga xam ne fii de Malicounda am COJER le président COJER bu Malicounda tudd Guèye Diouf dëkk Gagnambou di ko saluer au passage liggéey bu rafet bi muy liggéey ci commune bi ci lañ demaat ci village yi am ay COJER ñun nii Mbaling am COJER war nga am COJER moo nekk loolu noonu moo wër Sénégal léegi nag COJER boobu liggéey mooy jàppale fii ci Mbaling mooy suñu leader Maguette Sène ci liggéey bi muy liggéey au niveau de Malicounda léegi nag mais nit mënoo jàppale te jegewoo ko ci la ñëwee am jeunesse boo xam ne ñoo ngi nekk Mbaling pour nga xam ne mën a xam soxla jeunesse su Mbaling les COJER boobu mooy jël soxla jeunesse su Mbaling yeggee ko le maire Maguette Sène ci au niveau sport niveau santé niveau social ci niveau yëpp ci la COJER nekkee COJER bàyyiwul benn pàcc boo xam ne ni ci Mbaling la parce que ñoom ku leen gis xam ne ci lépp lañu yëngatu parce que gis nañ leen ci lépp loo xam ne ci dëkk bi ci développement la COJER ñoo ngi ko ciy gis ñoom xeebuñ dara politique la mais développement la parce que ñun defuñ politique nii jàppale Maguette Sène kese parce que dañuy jàppale Maguette Sène jàppale wàlla suñu bopp ñun loolu la ñuy def politique boobu noonu mooy la ñu tax a jóg. waaw comme ni nga ko waxee sànq nee nga comme association bi c'est purement politique léegi yéen certainement da ngeen bénéficier wu de l'appui du maire. mais ci ban anam lay doone. appui du maire moom dañ ciy bénéficier wu 100% parce que suñ demee ba ci réalisation yi COJER def dañ la ko gën a firndeel parce que lépp loo xam ne ñun ñoo ngi ko def du suñu doole bopp ñun amul moyen financièrement maire moo ñuy jàppale financièrement maire moo ñuy jàppale mentalement parce que bëri na loo xam ne ni mën nañ ko ci doole ñu koy def ci dëkk bi ba ay nit dañu ci naw du suñ njàmbaarte loolu jàppaleeg le maire Maguette Sène la parce que ñun loo gis ñu lu ñu def rek lu ci ëpp le maire Maguette Sène moo nekk suñu ginnaaw doole ji nag ñoo ko am mais moom xam-xam yi bu ci ëpp moo koy def financièrement lu ci ëpp maire Maguette Sène moo koy def musuñoo bàyyi dafa mus a nekk suñu ginnaaw ñun jeunesse bi ba ci salle bii nii moom moo ko defar pour jeunesse bi bépp réunion boo xam jeunesse bi toog di fi waxtaanee développement dëkk bi lii nii dafa bokk rek ci réalisation bi moom moo ko def au niveau de la jeunesse ba suñ ñëwee ba ci réalisation bi mën naa la ko gën a tasaareel. D'accord léegi est-ce que mën nañoo xam ndax association fii la yem wala dafa répandre ci 22 villages yi wala nu mu demee noonu. waaw COJER moom comme li ma la wax dafa répandre ci 22 villages yu Malicounda yëpp COJER bàyyiwul benn village bépp village bu nekk ci Malicounda COJER c'est au niveau national parce que le président COJER national sax le président Macky Sall moo ko nommé muy Moussa Sow kon te avant mu fay nekk Thérèse Faye Diouf moo fa newoon kon COJER dafa nekk noonu le président Macky Sall moo ko nommé mais bu dee suñu village nag waa dëkk bi ñoo koy jël faral ko seen bopp. Maguette Sène mu ngi leen ci jàppale Maguette Sène ngeen nekk certainement war ngaa xam li nga xamante ni mooy réalisation bi fi def wala yoo xamante ni moo la gën a marqué ci réalisation bi. waaw réalisation maire Maguette Sène si dëkk yi buñ koy wax du jeex mais nag côté buñ làmb rek mën nañ cee wax tey jii nii li si njëkk si assainissement mooy boo demee fee si Sandiane mooy assainir na village bi parce que ñëpp xam nañ ne fii bu tawoon Sandiane kenn du fa mën a toog dëkk bi ñun ñëpp suñuy mag a fa nekk suñuy nijaay suñu lépp a fa nekk ñoom ñëpp dañ doon génn ñëw fii ci école yi mu doon lu metti loo xam ne ñëpp ñoo ko doon dundandoo
le maire Maguette Sène moo yëkkati 59 millions yoo xam ne ci doole boppam la yëkkati ko def ko foofu noonu ba li nga xam ne tey jii nii bu tawee mën nga faa jaari dox day mel ne fii nii ndox mosu faa jaar assainir Santhiane assainir Asalem Dakar Passoire loolu yëpp c'est grâce au maire Maguette Sène ci wàllu assainissement. boo jógee foofu le maire Maguette Sène bi muy ñëw fii Mbaling 19 poteaux lampe la fekk yu ñu tasaare yoo xam ne lampe yu dox normal la bi fi ñëwee suñu borom jàppal na ba yokk na fi 40 poteaux yoo xam ne ay lampe yoo xam ne ñoo ngi dox te boo doxee ci dëkk bi man li may wax da nga koy dox ci dëkk bi di ko gis lu leer nañ da ngay gis dox gis parce que moom du maire wax day wax rek li muy def yëpp da nga koy gis. soo demee ci wàllu social gis nañ jàpp gi mu ci jàpp social parce que boo demee ci école bi boo demee ci bàjjenu gox yi ñoom maire Ami Mbow mën nañ la ko wax ay millions yoo xam ne chaque at moo ngi koy jàpp ci carnet de santé bi pour social ci école bi. boo demee ci wàllu éducation école arabe yi gis nañ jàpp ñi ci jàppoon école Moutala école Oustaz Ndiaye boo demee ci jumaa yi gis nañ jàpp ñi ci jàpp parce que ay millions la ci joxe boo demee tey jii nii ci sport bi ñun ñii nga xam ne dañu doon tëgg ay tournois xam nañ ci dara ñi nga xam ne ñoo doon ASC Walidane ñoom it mën na leen cee wax loo xam ne ni jàpp gi muy jàpp ci sport la parce que moom pes bi Mbaling machine yi dañ ko séddale ba mu jeex Mbaling amu ci benn le maire Maguette Sène moo dem ba ministère lijjanti 44 machine de pêche yoo xam ne bu nekk 1 million nangam lay jar le maire Maguette Sène moo ko lijjanti ba mu ñëw fii soo demee ci yeneen wàll ba ci ñoo xam ne ni ay infirmier lañ le maire Maguette Sène moo dox loolu lijjanti 7 infirmiers d'état yoo xam ne état yi moo leen fay directement moom moo lijjanti loolu kon kooku noonu dafa nekk koo xam ne nii dafa am lu bëri lu mu joué si dëkk bi même tey jii boo demee si li nga xam ne mooy jeunesse bi emploi joué na ci lu bëree bëri parce que dëkk bi bëri na ñuy xëy di dem Malekounda dafa liggéey bëri na ñoo xam ne DMTA la ñuy xëy di liggéey bëri na ñoo xam ne ñoo ci yeneen secteur la ñuy xëy di liggéey tey di ko lancer appel ci kudd bi di ko lancer appel mu gën a jàppale jeunes yi ni mu doon jàppale doolu yeneen jeunes pour ñu gën a mën a dugg foofu. je pense que bu ñuy wax ci réalisation maire Maguette Sène moom ci Mbaling duñ fi jóge même robinet yi maire Maguette Sène dugal na fi 83 robinet yoo xam ne ay branchement social la ku ne waroon na fayuñ dara lépp moo ko jël en charge kon loolu yëpp dëkk yi war nañ koo mën a xam parce que xëyul rek di dugg ci dëkk bi di génnaat di chaque jour rek am na loo xam ne mu ngi koy def parce que dëkk bi amoon nañ benn problème moo doon problème majeur bu dëkk bi mooy ci wàllu kër yi ñun dañ doon dem Sénélec bu ñu demee dañuy wax amoo leen këyitu kër ay attestation loolu def na ci liggéey bu mucc ay boo xam ne fii ak ay fan jamono ju néew ay weer yu néew dëkk bi kër gu ne dina ko lijjantil ba boo demee di nga am sa këyit yu leer nañ boo demee nga déposer directement loolu yëpp ci liggéeyam la di ko ñaanal mu gën koo mën te it loolu moom moo nekkoon ci wàllu réalisation yi mais des na yeneen yoo xam ne nii def na ko ci dëkk bi daal. xamante ne mooy réalisation COJER. waaw réalisation COJER moom dama ci sawar a wax parce que COJER bu Mbaling dafa bëri lu ñu réalisé sur l'ère Adama Roone ak le président Arouna Samboura parce que lu ci njëkk mooy wàllu reboisement setal COJER da cee def jéego yu am solo parce que soo demee tey ci kaw tali ba li ñu fa fekk ay garab yoo xam ne COJER moo ko jëmbat en 2015 ba tey garab yooyu def na ay ker ba ay nit mën nañ see toog beneen bi li nga xam ne moo jëm ci wàllu setal COJER def nañ fi ay setal yoo xam ne ci village yëpp ci quartier yëpp di ko def chaque dimanche ba dëkk bi yëpp set wicc avant muy am comité parce que gisoon nañ dëkk bi ni mu meloon ak ay sën COJER yi jàpp na ci bu baax a baax tey jii boo demee ci kaw tali ba la COJER en collaboration avec la comité de salubrité du président Habib Niang def nañ ci it jéego bu am solo place publique boobu nga xam ne def nañ ko fa ak l'appui du maire Maguette Sène loolu it dafa nekk ay réalisation yoo xam ne COJER def na ko fii lu ci mel ne it ci wàllu carte d'identité extrait yi parce que bëri na ay jeunes yoo xam ne ci dëkk bi amuñu woon ay carte amuñu extrait waa COJER ñoo doon jóg guddi bëccëg doon jóg 4 heures du matin di dem Ñeling di déposer nit ñi di dem ngi xoox fu ne dem nañ fa pour bëgg jeunesse su Mbaling ñëpp am këyit te yàlla suturaal nañu ci bu mën nañoo ne ñu bëri am nañ ay këyit tey ndax COJER ñu bëri am nañ ay quarante ndax COJER ci même it ci feebar bi COJER yi def na ci ay dons yu important au niveau communal jàpp ci kon COJER moom vraiment am na réalisation yoo xam ne yu bëree ci dëkk bi bu ñu ko doon lim tey jii nii mën nañoo ne duñ jeexal. ànd seeg sama collègue Souleymane Niang secrétaire général COJER bu Mbaling. ngi dalal suñ beneen invité bu tudd Souleymane Niang te ñu koy woowee Jules nekk tamit benn membre ci li nga xamante ni mooy COJER nekk secrétaire déjà
léegi ñu bàyyi la rek Jules nga def sa benn présentation. waaw bon asalaamaaleykum waa dëkk bi asalaamaaleykum àdduna ñu ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp di jéggalu ñëpp tamit di baal ñëpp àq di tamit di jiital ci nuyoo bi suñu kilifa gi nga xamante ne nii bon mooy monsieur le maire Maguette Sène ci liggéey bi nga xamante ne nii suñu borom dénkaat na ko mu sumb ko ñu ngi koy ñaanal bu baax suñu borom defal ko ci ndam ba mu am yeneen ndombal tànk yu ko féete kaw. waaw comme que yow yaay secrétaire bi déjà comme yow yaa nekk secrétaire bi déjà di nga xam lu bari ci li nga xamante ni mooy déroulement réunion yeeg yooyu noonu yëpp nan la seen réunion yi di déroulé bon d'habitude suñu réunion yi moom nu muy déroulé mooy bon dañ koy président day coordonné góor gi day coordonné ci groupe bi dañoo am benn groupe WhatsApp COSER boo xamante ne nii jeunes yi nga xamante ne nii ñu ngi ci dëkk bi ñëpp ñu ngi ci bon ci lay véhiculer ay messages am d'ailleurs d'habitude fii la ñuy tese ñun fii mooy suñu bërëbu réunion kaay bu ko defee fii la ñuy tese lépp li nga xamante ne nii ay réalisation maire la ak ay projets yi nga xamante ne nii maire mu ngi koy sumb di ñu ci laaj suñuy xalaat ak yeneen yi nga xamante ne nii bon c'est entre nous suñu biir la yoo xamante ne ni dañ ko war di dox ci dëkk bi pour rataxal pour defar lépp li nga xamante ne nii mooy politique de développement bu monsieur le maire woote fii lañ koy defee fii lañ koy wootee à 21h fii la ñuy dajee di waxtaanee lépp li nga xamante ne nii daal mooy njëriñu dëkk bi waaw. yow mën nañoo xam lan nga xalaat ci élargissement COJER comme COJER ñenn ci membres yi ñenn ñi ñoo dëkk Mbaling mais lan nga xalaat est-ce que xalaat nga benn élargissement bu yaatu boo xamante ni yéen a ngi ko prévoir. bon COJER moom ku ko xam-xam ko ci comme nu ko président waxee léegi góor gi ku ko xam-xam ko ci yaatuwaay quoi parce que nekkul au niveau départemental au niveau national la parce que tey jii nii boo xoolee comme nu la ko góor gi waxee sànq am na COJER niveau national am na niveau départemental am na niveau communal bon ñun nag ci ñi nga xamante ne ni niveau communal fu ñu bokk mooy suñu gox di Malicounda suñu coordonnateur moom mooy góor gi Seck bon mais yaatal bi ñu ko yaatal fii si suñuy koñ mooy koñ bu ne am na ñi nga xamante ne nii maanaam am nañ ay représentants ci biir COJER yaakaar naa bu ñuy wax ak yaatal yaakaar naa loolu rek ak firnde la ci quoi. beneen question mooy kuy wax association tamit xam ni association yi da ngay gis yu ci bëri day am fond de caisse yéen est-ce que yéen a ngi am fond de caisse si oui est-ce que maire tamit mu ngi leen di jàppale ci loolu. waaw bon comme nu la ko sama collègue waxee sànq je pense que dama ciy rebondiraat rek mooy comme wax na la sànq ni la ñun amul doole boo xamante ne nii financièrement ñoo koy def mais lépp li nga xamante ne nii comme doole la ak xam-xam goo xamante ne nii si ñun ndaw la war a jóge loolu moom duñ ci xaar maire loolu moom ñun ñoo ko ciy jiitu mais li nga xamante ne nii comme moom moo ñu ciy war di jàppale ci comme matériel ci comme ay organisation yoo xamante ne nii comme ay manifestation lay doon yooyu moom maire wax dëggam fa yàlla moo ñu ciy jàppale su kéem kàttanam waaw bien sûr que ñun tamit am nañ caisse quoi parce que ku wax association tamit di nga am sa caisse goo xamante ne nii bu amee ñi nga xamante ne nii yaa ngi leen di jàppale ci côté social mbala ci côté yeneen côté yi il faut nga am ci caisse goo xamante ne nii ci ngay sukkandiku di def say réalisation di def say ndimbal ak yooyu quoi ba tax na loolu su ñu ngi ci rafetlu bu baax bureau sortant bi ñoom Adama Maron tam doonoon président bi liggéey bu mucc ayib bi nga xamante ne nii def na ko fi te ñoom sax d'ailleurs pour confirmer la loolu ci Covid bi nga xamante ne nii Mbaling doon na ko génne rek bon COJER def na ci benn jéego bu am solo. mais est-ce que yéen a ngi prévoir tamit ay journée yoo xamante ni journée culturelle yoo xamante ni yéen a ngi ko war a organiser ci dëkk bi tamit. waaw d'ailleurs loolu président mu ngi ciy xalaat bu baax benn relancement COJER bi ba nga xamante ne nii parce que xam nga bureau bu yees lañ wax te bureau bu yees boo ñëwee faw nga jëlaat sa temps tuuti xoolaat nan la ñuy def ba duggaat ci koñ yëpp relancer waat COJER carrément ba nga xamante ni nii ñëpp a ciy gis seen bopp béykat bi nappkat bi ku nekk ci domaine bi menuisier bi ñëpp ñu ngi leen ciy woo parce que affaire bi nekkul loo xamante ni nii góor gi moo ko moom mbala Maguette Sène moo ko moom mbala keneen moo ko moom c'est Mbaling kii gañ Mbaling ñëpp ñun ñoo ko bokk
kon nañ ñëw ñu liggéeyal suñu bopp liggéey jàppale Maguette Sène te jàppale Maguette Sène yaakaar naa mooy jàppale suñu bopp. léegi vu que beaucoup de jeunes ci Mbaling gii nii ils ne s'intéressent pas à la politique léegi lan nga leen wax pour ñu ñëw intégrer seen association wala yeneen association yoo xamante ni peut-être dina mën a jàppale maire mu réaliser ay projets réaliser li nga xamante ni mooy développement de la commune de Malicounda. bon loolu moom lu ma ciy wax ci sama xam-xam mooy bon nit mënoo dund sans politique soit muy politique bu baax soit muy politique beneen façon parce que dans la vie moom dafa àdduna dafa lëkkaloog li nga xamante ne ni moom mooy politique te maire ku ko xam wax dëggam fa yàlla xam ko ci politique de développement ci politique boo xamante ne nii politique bu rafet la ci man bokk na ci leader yoo xamante ne nii bu ci Sénégal bon casquette bu mu yor ku ko gis da nga koy naw parce que maire ci politique bu muy woote mooy politique boo xamante ne nii ci jàppalante la ci waxalante lu baax la ci demalante la ci dikkalante la ci defar li nga xamante ne nii moom mooy dëkk bi defar commune bi la moo tax man mënuma jàpp ni nit war na mën a dem sans politique parce que tamit nit ki ku mu munti doon muy jàngkat bi dama koy jël si suñu bopp ñun étudiants yi bon d'ailleurs da ngay gis ñoo xamante ne nii sax peut-être mun nañoo toog croiser les bras ne ñoom duñu politique mbala nangam ak nangam non non lu tax ñu war a politique mooy dañoo war a politique ngir jàppale seen bopp ngir jàppale dëkk bi nu ñuy jàppale seen bopp tey mooy mu ngi nii tey Maguette Sène il est le DG du COUD comme tey jii nii ñëpp soxla nañ soutien am Sénégal ñëpp soxla nañ soutien am rawatina ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy doomu Mbaling te bon nit ki nag pour mu jàppale la ci seen mbir day baax lool heure bu xewlee mbala nangam nga ñëw jàpp ci c'est les mains dans les mains ñun ñëpp ñu àndandoo dem ci kanam parce que li may wax rek chaque jour mooy maire fierté Mbaling la fierté commune bi la kon ñun ñëpp ñoo ci war a mun a jàpp mais man yaakaaruma ne man Souleymane ni bon nit war na mun a dem sans politique soit nag nga jëlee ko ci dans le bon sens soit nga jëlee ko ci sens boo xamante ni nii sens bu négatif la quoi soo ko jëlee ci bon sens di nga politique te doo nekk li nga xamante ni di nga dugg ci loo war te dugg mais soo ci dégalee tamit ci mauvais sens bi mën nga cee déraper waaw ñaar yëpp daal ñu ngi ci. waaw ñoo ngi lay jaajëfal Souleymane Niang di la bàyyi nga tàggatoo. waaw maa ngi siyaare ñëpp encore une fois di remercier bu baax a baax sama collègue bi góor gi moom tamit sama réintégration ci COSER daanaka moom wax dëggam fa yàlla moom ku ci jàpp la di jaajëfalaat tamit monsieur le maire Maguette Sène di jaajëfal waa dëkk bi yëpp di tamit béggee suñu mbokku Baye Fall yi comme ni ko góor gi waxee di siyaare ñëpp di ñaanal ñëpp suñu borom defal leen jàmm ak tawfeex yaa ngi jëf. merci beaucoup. waaw kon daal ñu ngi lay remercier di la jaajëfal Gorgui Seck nekkoon suñu benn ci suñuy invité. nekk tamit président li nga xamante ni mooy association COSER. waaw Ousmane yéen it maa ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm di sant it ñi mu àndal ci liggéey bi sama gars yi ku si mel ni le président Arouna Sambra ñoom Aljuma Thier Ron di sant sama gars yi Baye Fall yi ñoom it maa ngi leen di siyaar bu baax ñoom it ñoo ma dooleel bàyyuma kenn képp koo xam ne nii jeunesse nga si Mbaling maa ngi leen lancé appel di la woo nga ñëw ñu bokk liggéey bi jàppale Maguette Sène jàppale suñu bopp pour ñu ko defee mooy jàppale suñu bàyyiwuma benn jeune bu dëkk Mbaling fépp fu waaye mën a nekk maa ngi leen lancé appel nga ñëw ñu bokk liggéey Mbaling maa ngi sant ñëpp di remercier sama waay di Sall Birane Baar ñëpp yaa ngi jëf. ok merci.